jërë ngeen jëf mbokk déglukat yi ñu ngi leen di nuyu amaat nañu mbégte ak bànneex gannaaw bu ñu sante yàlla di dellu si waat ak yéen ci seen émission keppaar gi seen jotaay ci xew-xewu jamono le numéro 6 de votre émission avec BGV TAB muy entreprise de référence de par son expertise ci wàllu marketing direct ak loo xam ni jëm na ci wàllum suqaliku ci produits yi nga xam ni doomu aadama yi dañu koy itteewoo muy les produits de grande consommation tey jii nag muy ci lëkkaloo boo xam ni bii mënta ñàkk li ñuy wax naan un partenaire incontournable ci suqali suñu société bi ci wàllu entreprise yi ak production yi ci daanaka rek li ñu am ci ay xayma. BGV TAB du ñu tàyyi di leen ko présenté daal dina formé ñaari gérants principaux yoo xam ni ñu ci nekk am nañu seen réseau bopp daañu ci dellu si waxoon nañ leen ko waxaat leen ko yooyu yëpp nekk na li nga xam ni lii dinañ ci gën a xuus BGV TAB gérant principal am na ci benn ak ay gérant secondaire ñetti assistant gérant lu toll si 120 leaders top leader ak lu toll si 240 distributeurs yooyu yëpp xayma woon nañ ko waaye dinañ ci gën a xuusandi ndaxte partenariat buy soog a tàmbali la maa ngi koy wax ni juróom-benneel émission dong la li ci gën a am solo nag dina motiver ay agents loolu tam solo la ci di convaincre ñi nga xam ne ñoo gën a jege waaye itam di sargal maanaam distinguer les meilleurs ndaxte gis nañu sargal bi nga xamee ni amaloon nañ ko fii tey ji nag ci wàllu émission boobee la ñuy dellu si waat di ko siq ak ñi nga xamee ni ñoom ñoo teew tey ji ginnaaw bu ñu nuyoo donc jëwriñ ji nekk ci bopp bi di Tété Amadou Ba tey nag mooy sama réalisateur moo nekk di tegtal ci wàllu liggéey bi ak Aziz Wan bi nga xam ne moo nekk ci wàllum liy jëm ci lëkkale bi maa ngi fi ak monsieur Ndiaye nag tey duggule itam teew ak gérant secondaire bu ñuy wax Issa Fane ak koo xam ne Lansana Diédhiou assistant gérant la fas yéene waxtaanee nag ci ay ponk yu am solo objectifu liggéey bi lan la. Est-ce que am na ñoo xam dañu leen di gis rek ñuy dem est-ce que mbir mi taxawaalu la wala am na lu nekk ci ginnaaw am na ci ñi nga xam ni itam dañu xalaat ni lii nekkul loo xam ni lii lu jëm kër la wala ñu naan lii daal ay waxi naxa sa xandang la rek li ñu naan manque de sérieux ak yooyu ak liggéey bi xayma yi ñu ci def fan la toll ci wàllu avancement bi ak opportunité yi nga xam ne ni am nañu ko voilà loolu mooy ponk waxtaanu tey bi kon dañuy daal di wëlbatiku rek si monsieur Ndiaye ñu ngi koy nuyu asalaamaaleykum monsieur Ndiaye. Mbaye maa ngi kontaan bu baax a baax. Jubantil micro voilà c'est bon. ok salaamaaleykum maaleykum salaam à tout le monde. donc di leen wax ne maa ngi kontaan bu baax a baax ci invitation bi. di aussi nuyuwaale aussi vraiment suñu responsable bi nga xamante ne maa ngi koy seen foofu ci ginnaaw. muy monsieur Tété Amadou Ba. ak aussi suñu. vraiment suñu collègue maintenant monsieur Aziz Wan ok nga xamante ne yàgg nañ di liggéey maa ngi koy nuyu de passage di nuyu aussi vraiment ñi nga xamante mooy auditeur u Sud FM ñëpp di nuyu Sénégal di nuyu ñi ma xamante moom laa bokkal tey plateau bi donc di ci jiital aussi suñu collègue monsieur Issa Fane c'est un gérant secondaire donc ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu aussi suñu assistant monsieur Lansana Diédhiou di leen jaajëfal di leen dalal bu baax a baax. voilà merci beaucoup. merci monsieur Ndiaye nañu dellu soit ci yow ma daal di wëlbatiku si Issa Fane gérant secondaire Issa salaamaaleykum. maaleykum salaam DJ Mbaye bon ñu ngi lay jaar di lay jox sa wàccuwaay di nuyaale aussi auditeurs yi Sud FM di nuyaale aussi suñu responsable moral muy monsieur Tété Amadou Ba di nuyaale aussi monsieur Aziz Wan vraiment di nuyaale aussi suma collègue yi ñu ma bokkal plateau mooy monsieur Ndiaye ak monsieur Lansana Diédhiou di leen asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. maaleykum salaam kon nag ma daal di wëlbatiku si Lansana assistant gérant la Lansana salaamaaleykum. waaleykum asalaam wa rahmatulah DJ Mbaye. maa ngi nuyu auditeurs yëpp ak auditrices yi di nuyu aussi mes responsables yi bokkal plateau bi comme mon gérant Ndiaye ak mon gérant secondaire Fane. nuyu aussi suñu DG bi. muy monsieur Tété Amadou Ba di nuyu aussi suñu cher
Aziz Wane di ko jaajëfal lu baax a baax asalaamaaleykum à tout le monde. waaw di wax toujours rek ci wàllu lu am solo mooy le retour des valeurs maa ngi koy wax léegi rek ni BGV TAB entreprise de référence la ci wàllu expertise ci marketing direct ak li jëm ci wàllum li nga xam ni doomu aadama yi dinañ ko ittewoo daanaka rek li produit de grande consommation yi nga xam ni tey jii lu mënta ñàkk la n'est-ce pas voilà monsieur Ndiaye ñaari ponk laa tëral ni moom la ñu waxtaanee tey jii te defe naa dina am solo loolu ñu gën ko leeralaat parce que tey mooy juróom-benneeli yoon ñuy seq li nga xam ne moo di waxtaan di 6e numéro émission bi nga xam ne keppaar gi am na ko ak BGV TAB waaye nag du ñu tàyyi di noppi di wax lan moo tax a jóg liggéey bi encore une fois de plus lan mooy objectif yi nga xam ne ñu recadré waat balaa ñuy sori. bien sûr ci côté objectif yi. et comme ni ñu koy faral di ko waxee rek et à chaque fois maintenant dañ koy waxtaane ñun aussi suñu objectif yaatu na trop objectif bu société bi yaatu na trop li ko yëkkati donc war nañ ko mën a leeral aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan bi donc comme ni ñu koy waxee BGV TAB société la boo xamante ne dafa jóg pour xeex aussi xeex bu noble muy lan muy ci côté manque xëy ndaw ñi ci côté formation ndaw yi ci côté manque de valeur yoo xam ñun déjà dëkk bi am na valeur mais dañuy dem ba fàtte valeur yi nga xamante ne moom la ñu am mu nekk valeur yoo xamante il faut ñu suqali ko il faut ñu génnewaat ko c'est pour aussi ñu mën a diriger Sénégal mu gën a mën a jëm ci kanam kon mu nekk loo xamante ne ay objectif la loo xamante ne ñun suñu liggéey dafa am lu mu bëgg mooy yaatal ci côté formation yaatal ci côté vraiment xëyu ndaw ñi mais yaatal ci côté jikko yi pour ñu bëri ñu tey ji ñoo xamante ji mën nañu génn mën nañu avancer ñu mën a am jikko bu mën a tax aussi bu ñu avancer ñu mën a yore lu ñu war a yore te buñ ko yoree mu amal njëriñ dëkk bi kon loolu objectif bu rëy la. donc bien sûr nag am na ay yeneen phase xam naa dinañ ci ñëw. am nañ donc ci biir société bi pour nga avancer ci biir liggéey bi. li nga war a remplir après dinañ ci ñëw prochaine fois. mais lu am solo nag ñu xam ne ñun aussi bu ñu nekkee ci biir liggéey bi objectif bi trop mooy foog ñu jéem a fexe ba ndaw ñi ñu am formation bu mat. deuxième des choses mooy fekk ñu fexe ba ndaw ñi ñu mën a am xëy. troisième des choses mooy ndaw yooyu nag bu ñu amee xëy am formation dañu war a am attitude yu baax. yoo xamante dina leen mën a jàppale pour ñu mën a tekki kon objectif yi loolu rek la. ci biir liggéey bi. dinaa ci ñëwaat. waaw dina am solo tam ñu wax ne lan moo wutale peut-être li ngeen di def ak yeneen ñi nga xam ne xëy na xaw na lëkkaloo parce que dañuy gis ñoo xam ni finalement sax nit yi dañuy ne est-ce que ñi taxawaalu wuñu. voilà parce que dañ leen di gis ñi wër bon di bu affaire lan la laaj quelle est la différence entre yow li ngeen di def ak ñeneen ñi. peut-être waaw danaa ci ñëw léegi parce que lu ñu différencier ak ñi nga xam ne jaay rek moom la ñu def. waaw justement. ok donc dafa am ñoo xamante ne ndeysaan bien sûr ci domaine bi ñuy yëngatu dafa xaw a am tuuti lu xaw a jege ak suñu liggéey muy mbirum jaay. mais fekk na suñu liggéey dafa romb question boobu. ndax lan parce que dañu am formation. jaaykat bi moom comme marchand ambulant bi amul formation. donte nag xeebuñ liggéeyam kontaan nañ. moo gën mu defi leneen. mais wuute na ak lu ñu def ndax lan parce que fii dañ lay former. jox la ay valeur ngay xëy un jour mën nga dem ba nekk chef d'entreprise. kon loolu xam nga ne wuute na ak loolu ñu bëri nag ndeysaan danañu gis ñu yore suñu saak di dugg diggéen ni ñu foog na mbirum dem di jaay kese la. fekk na suñu liggéey romb na loolu bu fekkee affaire jaay la woon donc mënoon nañu woon andi ci beneen forme parce que am nañ motuwaay yi ak yeneen bagage yi ñu mën a jàppandiku pour mën a def ay boutique ay table lu nekk. mais da fekk nag ñun dañ lay former dina jàppale ci xëy ngay am valeur. ba bi ngay nekk chef d'entreprise. moo tax loolu dafa wuute trop ak ki nga xam dafa jóg rek di jaay. ñu bari nag xamuñu. mais li nekk ci biir bu ñuy xuusandee ci biir programme émission yi nañ leen gën a leeral les phases d'avancement ak nu mu demee lépp bu ñu xam ne donc lu ñu def ni du affaire yu caaxaan demuñ rek di taxawaalu mais parce que dañuy def formation boo defee formation au bureau théoriquement tu vas faire ce qu'on appelle la pratique sur le terrain. ci biir pratique boobu nag da nga ci am ñaari mbir mooy dañ tax nga ràññee li ñu la formé au bureau. xam lan mooy différence bi.
gën a am expérience. boo xamante ne dina tax nga gën a xam nit yi jàkkaarloo ak nit ñi dina tax aussi nga xam nit ñi ak nu ñuy dundee ëllëg ci biir boo demee ba nekk un responsable da nga xam lan la nit ñi soxla ak naka nga war a taxawalee benn mbir pour mën a jàppale nit ñi. moo tax formation sur le terrain bi moom mu ci am solo. mel na ni sax kon donc liggéey bi ci nit la quoi ci nit. Plutôt bon enfin c'est important dama bëgg wax ni ce n'est pas uniquement l'appât du gain maanaam pour xaalis rek. du loolu ah. donc nit ki itam jikkoom ak ay jëfam ak melokaanam daf cee bokk. effectivement n'est-ce pas. def ci bokk. oui. waaw parce que oui effectivement. jërëjëf def ci bokk ndax lan. parce que fi mu ne nii tey jii ki nga xam ne da nga koy former donc c'est pas parce que bien sûr nag képp kuy liggéey xam nga ne xaalis moom donc soxla nga ko. mais da fekk nag xaalis dafa am li koy jiitu. donte bañoo ndax xam nga fi ngay bëgg ëllëg ci biir da nga ci am loolu. mais nag li gën a am solo balaa ngay jot xaalis ba jaaral fi nga war a jaar mu gën a am solo. terewul nag en état même distributeur da nga mën a am dara quoi mais terewul na nga jàpp ne li nga gën a bëgg mooy am bi bu gën a mën a yore sa njaboot yore sa ñeneen ñoo xamante ni ñu la jege la nga mën leen a jàppale. par étape la balaa ngay jot loolu maanaam opportunité totale bi. il faut d'abord nga def ce qu'on appelle la formation. kon ñun dañuy jëfat nit ki d'abord balaa muy dugg ci fi nga xam foofu moo gën a seede ci biir liggéey bi. voilà jërëjëf mbokku déglukat yi ma leen di fàttali yéen a ngi ci seen émission keppaar gi seen jotaay ci xew-xewu jamono juróom-benneelu siqu waxtaan ak BGV TAB. bureau à grande vitesse nañ ci ñëw ci yeneen démembrement yi wax nañ léegi waa objectif yi dégg nga ki nga xam ni moo di kenn ci jëwriñ ñi monsieur Ndiaye waaye nag maa ngi ko doon wax léegi ba ñuy tàmbali dama seq waxtaan tey ak yeneen ñaar yoo xam ni ki ci jiitu Issa Fane gérant secondaire Issa présenté woon nga est-ce que mën nga ma wax un peu lan moo la andi ci entreprise bi. bon DJ Mbaye question boobu nag vraiment question bu ma neex la. parce que man nu ma duggee ci liggéey bi comme suma yeneen collègues yi nu ñu duggee ci liggéey bi noonu laa duggee ci liggéey bi. parce que dama doon jàng ma dem ba benn instant ma arrêté njàng. léegi nag ma jógee suñu dëkk ñëw au niveau de Dakar ma nekk suma benn kër frère par la suite ci laa dégg annonce bi au niveau de Walfadjri bu Dakar. ci laa jël sama téléphone ma oo le directeur général mooy Tete Amadou Ba après mu mett ma en benn jour lundi. au niveau de Liberté 5. ci laay ñëw jël si ay renseignements mu expliquer ma de quoi il s'agit le travail. mu expliquer ma na c'est une structure de formation et création d'emploi et développement des micro-entreprises. mu ne fii mën nga fi nekk un chef d'entreprise dans la société mais dafa la d'abord ñu defal la test. après ci laay ñëw ñu defal ma test ñu mettre ma en rapport avec un formateur mu yóbbu ma sur le terrain jàngal ma système de travail après ci la suite ci laa dugg ci liggéey bi ma gis ne vraiment c'est une société boo xam ne tey ku ci nekk nga gëm sa bopp mën nga dem ba ëllëg nga yor sa yëfi bopp. man noonu laa dugg ci liggéey bi bés ni ki tey ma nekk en gérant secondaire. say jaar-jaar ci biir lan la. bon sama jaar-jaar nag vraiment dafa yaatu mais du mën a xaj ci émission bi. mais nag sama jaar-jaar d'abord métti na méttiwul. parce que nit ki moom lépp looy def ci àdduna rek boo ko bëggee rek du métti ci yow. mais boo ko bëggee rek day neex ci yow. kon donc sama jaar-jaar bu positif la parce que liggéey bi nu ma gisoon liggéey bi mooy opportunité ba xam ne moom laa séntoon ci liggéey bi moo tax suma jaar-jaar bu positif rek laa ci gis. parce que amoo ci ay rëccu daal. non rëccu ma ko. vraiment jërëjëf Issa dinaan delluwaat ci yow kon ma ñëw ci Lassana Diédhiou Lassana yow assistant yow sa liggéey lan la d'abord assistant gérant mooy lan. assistant gérant xëccal micro bi si yow carrément. bon assistant gérant boo ko déggee mooy kuy assister. gérant bi. daanaka liggéey gérant la ñuy def. et gérant su fa nekkul aussi ñun dañuy def suñu liggéey comme nekku fa ñun ñooy def entretien éléments yi. ñun ñooy bu di orienter éléments yi di def ay mbir entrepôt même temps lépp loo xamante gérant da ko doon def rek ñun dafa dañuy taxaw loolu pour lan. pour def loolu noonu. parce que moo naan assistant gérant da ngay assister si leen gérant nu doon def moo tax ñu nekk ci place boobu noonu tey incha allah. noo ci ñëwee ci liggéey bi. nu ma ñëwee ci liggéey bi nag comme Dakar laa nekk damaa nekkoon di liggéey benn liggéey mais dama doon ñaan yàlla toujours nekk ci liggéey boo xam ne avancé ba jàppale ñu ma yaakaar parce que kenn ku ne lay ñaan yàlla.
ba un jour ma génn di dem Thiaroye gis affiche bi comme ni ñu joxee ñëpp affiche yi rek. ma woote si numéro bi jot suñu cher DG moo nekk nii muy monsieur Jean-Paul Ndiaye mu jox ma rendez-vous comme ni ko suñu cher gérant waxee léegi rek yàlla def aussi ma ñëw si rendez-vous bi ñu defal ma test comme ñëpp yàlla def ma réussir test bi noonu laa def ba ñëw si biir liggéey bi fii nii tey. ñaataat boobu ak léegi. booba léegi 3 ans la. 3 ans maximum waaw. amoo ci benn rëccu. amoo si benn rëccu xanaa avancement rek ak yokkute parce que mosu ñëwee ba tey gis naa si loo xamante ne yaakaaruma ko woon sax mu ngi fi. waaw. waaw monsieur Ndiaye defe naa ne foofu laay ñëwaatee keew objectif ci wàllu liggéey bi lan mooy maanaam programme d'avancement wu. voilà justement defe naa comprendre nga bu baax. li ma bëgg a wax parce que d'habitude bon du ma wax xëy na am na liggéey yoo xam day nekk sur place mais peut-être li ma doon wax ci wàllu errance xëy na bu fekkee da ngay taxawal wala dara doo si mun a am lenn ci ay maanaam rek ay repères n'est-ce pas lan mooy programme d'avancement wu BGVTAB. donc question bu am solo la. boo xamante ne vraiment nga ko doon xaar. ndax lan parce que daf bokk ci li nga xamante dina tax aussi ñu bari ñu gën a ràññee un peu par rapport ak suñu vraiment avancement bi. parce que tey jii gis nga moo fi ma nekk ni tey dem naa ba nekk tey gérant principal autonome et en tout cas balaa ma koy doon dama jaar fi ñëpp daar dama doon dem ci terrain bi ji jànkonteel li ñëpp di jànkonteel mais parce que avancement bi moo tax ma yegg si fii c'est la même chose que monsieur Batay ñëwul rek nekk un chef d'entreprise ok kon ñi fi nekk lépp tey jii aussi dañu jaar fi ñëpp jaar avancement bi comme ni ko monsieur Fane waxee monsieur Diedhiou mu waxee ko noonu ñoom dafa am fu ñu jaar fan la ñu jaar dañu dégg annonce wala ñu gis affiche daal di ñëw ci liggéey bi bu ñu ñëwee dañ ñëw ñu intégrer leen defal leen test yàlla tax ñu accepter leen ñu commencé di liggéey di dem ci terrain bi di def formation bi en pratique mais aussi di ko def en théorie ci terrain bi di jàng aussi di remplir ay conditions yu mën a tax ñu jege ay phases. kon ça veut dire que boo ñëwee ci suñu bureau yi dafa am benn lépp dañ ko bindi noir sur blanc avancement bi nii la demee dafa am dafa am phase 1 maanaam phase 1. ak phase 2 ak phase 3 ak phase 4. mu nekk phase yoo xamante ne c'est des phases d'avancement boo ne cëpp dugg foofu da ngay nekk ci phase 1 maanaam distributeur wala distributrice boobu wala distributeur boobu. mu ngi ci formation bu rëy ndax lan non seulement mu ngi déglu enseignement ñu koy jàngal tous les jours ci côté ay valeurs. ñu koy jàngal tuuti ci côté xam-xam lu tax moom mën a yore ci société mais aussi muy dévaler la pratique pour mën ci gagner dara. muy phase 1 mais aussi muy xaar di déglu parce que ndax lan bind nañ ko benn phase bu mu toll lan ngay def pour jéggi ko. maanaam lan ngay def pour génne ci phase 1 pour dem phase 2 loolu moo ciy liggéey mu ciy liggéey boo ñëpp xam ne remplir na critères yooyu ñu nommé ko mu nekk leader. bu nekkee leader aussi dafa am ay critères yu muy remplir ci critères yooyu nag terewul moom dana xel di dem ci terrain bi di def la formation théoriquement dans le centre maanaam ci biir société bi. tous les matins mais aussi dem ci terrain bi di def la formation en pratique. en même temps aussi mu ngi remplir ay critères yu mën a tax mu dem ci phase 2 3 du moins. muy assistant gérant fii kii telu kii mu ngi ci phase bu am solo muy phase bi nga xam foofu la ñuy tànnee ki war a yore di société ëllëg. fan ngay jaar pour mën a yore ji ëllëg société ci phase 3. da ngay assister le gérant bu fa nekkee bu fa nekkul da ngay def liggéeyam li mu doon def moom le gérant. daf koy jox assistant bi mu koy def ci entretien yi. ci vraiment formation éléments yi ci aussi vraiment kii entrepôt bi maanaam administrativement ci côté société bi. dafay taxaw di ci jàng. loolu lépp dafay jàng di ci dund di ci liggéey en tant qu'assistant gérant mais terewul. am na ay conditions am na ay critères yu ñu ko laaj pour mu génne ci phase boobu. justement ci laa bëgg a ñëw sax lan la laaj. ko xanaa bon laaj na au moins rigueur ak sérieux am na lu mu laaj daal ci nit ki. effectivement waaw. donc première des choses actuellement ñun suñu question bu ñu njëkk a laaj nit bokk na ci sérieux
maanaam une personne de confiance ci phase bu nekk dina laaj personne de confiance il faut nga nekk ku jub il faut nga nekk ku set il faut nga nekk ku sérieux koo xamante ne ku am vision développé wu la ku bëgg a tekki loolu bu nekkee ci yow yeneen détails yi ay lii ngay def ak ay lii ngay def rek pour motali loolu mais il faut loolu mu am te loolu nag boo yàggee ak ñun dañu dem boo xam ne dugal nañ la ko maanaam dina nekk ci yow li ci des nag après ñu door la jàppale ok won la fi ngay teg sa tànk rek pour remplir ay yeneen critères xam naa bu fekkente ne temps bi dinañu ko may prochaine fois incha allah dinañ ci ñëw ci phase d'avancement bu critère bu nekk naka lay demee. voilà loolu laa bëggoon naan yi. beneen laaj itam ci objectif yi dama bëgg itam nga faram-fàccee tuuti parce que damay dégg ñu naan ci BGV TAB dañu am ay mission motiver agent yi convaincre ñi nga xam ne ñoo leen jege pour ñu dugg ci liggéey bi sargal ñi xam ne les meilleurs ñi nga xam ne itam gën nañoo xarañ waaye itam xeex li nga xam ni moom moo di wàllu ñàkk liggéey ndaw yi rawatina ay émigration di dem di mbëkk meeg ay émigration clandestine yooyu rawatina itam fexe ba suqaliku ci ku ci nekk ci li nga xam ni ci nga yëngatu alors donc ça veut dire que am na lu xaw a wuteele tuuti ci diggante taxawaayu ndaw yi tey yi ak seeni objectif c'est quoi exactement yéen lan ngeen di offrir comme opportunité aux jeunes de cette génération. c'est important parce que fi mu ne nii actuellement suñu mission bu gën rëy te gën a compliqué loolu la pour naka la nit ñi comprendre lu ñu war a def naka la Sénégal yi war a comprendre seen taxawaay naka la jeunes yi war a xàmmee naka la ñu développer seen dëkk question la yoo xamante ne ñun dañ koy posé wu en tant que administrateur en tant que quelqu'un boo xamante bëgg na def dara ci biir dëkkam naka la ñu def pour former la personne mu gëm ne dëkkam la kenn mën ko defar ku dul moom kon ñun aussi ci dynamique boobu dañuy jéem a xool naka la ñu def pour mën na waneel nit ñi lu concret ama fi mu ne nii dañu wax ne weddi gis bokku ci te bu ñu wax ni te jëf amut du am dara njëriñ ñun dañuy jëf tey jii la ñuy ñëw di wax mais avant ñëw di wax am na lu ñu jëf lu bëri loo xam mënuñ ko nettali rëy na ndax lan parce que ñu ngi xool côté bu nekk ni ñu mën a fexe pour xëcc nit ñi ñëw moo tax boo déggee ñu wax ne convaincre les gens ñu ñëw mooy d'abord jege leen wax leen dëgg wax leen ne yéen ay développer Sénégal jóg leen c'est pas l'appel d'aller ailleurs comme li nga xam moom moo arrivé tey au niveau de Libye booy jóg da ngay jóg da nga amoon objectif dem liggéeyi pour am li nga andi sa biir dëkk mais ndikete yaa ngi dugg ci tuuxu duna et loolu ñu bëri loolu moo leen yàqal tey ji dañu jóge fii ne dañuy dem Barça wala Barsax seen objectif premier mooy lan dem jéem a xool liggéey pour mën a am daal li ñu am mais ndikete fu ñu jaare voilà boo xamante c'est pas normal et finalement dañu am ci jafe-jafe yu bëri te loolu fii ci seen dëkk mën nañu am lu ñu soxla donc je me rappelle très bien un jour ñu ngi ma doon wax affaire tukki ak yooyu ma ne leen man sama objectif ak seen objectif wuute na sama objectif dafa nekk lan fii dëkk bi ma defar fi loo xamante ne ñëpp danañ ci mën a jëriñu fii laa bëgg a nekk képp ku jóge extérieur bu ñëwee lépp loo andi ci kii ma wecce la ça veut dire que nit ku am xalaat boobu bëgg na tekki fii ci biir dëkkam kon il faut nit ñu bàyyi xel ne dëkk bi ñoom la yaakaar jeunes yi dëkk bi ñoom la yaakaar bu ñu génnee fii donc naka la dëkk bi di doxee ndax tubaab bi ñoom ñooy ñëw jël suñu place pour defar Sénégal ou pas donc personne mënuñ defar suñu liggéey mënul defar dëkk bi lu dul ñun ñooy defar dëkk bi kon il faut côté boobu ñu dañ ci liggéey bu baax a baax au niveau de BGVTAB mooy jéem a aussi won nit ñi ne y a de l'opportunité dans BGVTAB nañu ñëw ñu gunge leen ci opportunité ñu liggéey pour le Sénégal ñu liggéey pour Afrique ñu liggéey pour suñu bopp est-ce que am na système d'accompagnement de l'État parce que li ngay wax ni sax après liggéey état la c'est l'État qui doit s'occuper de l'emploi des jeunes lutter contre le chômage alors est-ce que l'État vous accompagne réellement si oui comment sinon qu'est-ce que vous attendez de cet accompagnement au niveau de l'État parce que amagul mais quand même ñu ngi ciy am yaakaar ndax la va passé amoon nañ benn rencontre avec ANPEJ
ñu war a nekk aussi vraiment benn partenariat ñu def benn partenariat boo xamante ñu ngi ci kii xam naa ne jombul aussi ñu waxtaan ci prochaine fois parce que du ñu nas la te kii agut mais quand même bu ñu liggéey nañ ba yegg si fii état mosuñu accompagner ci dara. parce que ñun aussi bëgguñu woon soxlawuñu woon pour état bi mu jàppale mais dañu bëggoon a def ay concret ba pare et fi mu ne nii nag il est temps maintenant ñu mën war ñu accompagner suñu mission parce que dañ tax aussi donc lu ñu bëgg ci suñu mission mu mën a arrivé mooy jàppale ndaw yi situation yi nga xam ñoo nekk ci dëkk bi ñu mën ko régler parce que ñun ci réglage ñetti fan lañ ñetti côté la ñuy régler parce que li ci gën a bari ci nit ñi lu tax mënuñ ci génn mooy état d'esprit ak état d'âme yi. donc ça veut dire que aussi jikko yi dañu yàqu. njort yeeg melokaan yeeg taxawaay yi et tout ça. ak aussi ñi nga xam dañoo bëgg nekk fi di taxawaalu. boo leen waxee ne demal tonni mbalit bu demal kii ñoom ñu ne déedéet duma ko def. te bu ñu demee ci bëgg lu yomb bitim réew ñoom la ñu def. bëgg lu yomb. mooy li ñu wax donc dañoo manque de modestie. Sénégal yi dañoo manque de modestie dañoo xaw a complexe. et muy mbir yoo xamante ne ñun dañ koy dindi ñeent ki dañuy dindi ci moom rëy dindi ci moom complexe. dindi ci moom ab nopp caacaay. xam nga nit ki bu loolu dañee ci yow rek. il suffit tout simplement tuuti ñu gunge la ci côté xam-xam. mën nga ci génne. dëgg la donc ci côté boobu lañ. voilà li ñu desee bareetul trop n'est-ce pas say objectif bëgg naa nga wax ma un peu Lansana en tant que assistant gérant ci li la desee lan mooy say objectif instant bi nii. waaw Didier Mbaye samay objectif nag bokk na si avancer comme les responsables ni ñu avancer si biir société bi. BGV waaw TAB. sama objectif bu njëkk. ci sama dund loolu si la bokk. sama objectif aussi bokk na si jàppale aussi samay ñu nekk sama gannaaw. parce que dañu ma soutenir ba ma toll fii. kon aussi je suis prêt aussi pour soutenir aussi les gens qui sont derrière moi. sama objectif bokk na si loolu. bokk na si aussi si formation bu ñu ma jox pare aussi pour jox ko ñeneen ñu nekk sama gannaaw parce que toujours rek dañuy dox si côté boobu maanaam dañuy bàyyee xel toujours ñu nekk suñu gannaaw. man je suis assistant je fais tout aussi pour former les gens qui sont derrière moi pour ñu nekk assistant comme man. loolu suñu objectif principal loolu si la bokk. objectif aussi bokk na si lan maanaam dem ba être un millionnaire dans ce que nous sommes jàppale sama famille. parce que loolu aussi foog ñu bàyyi si xel lu baax a baax. loolu aussi na tax ñu gën a renforcer suñuy jom ak suñuy fulla ngir dem ba jeex takk si biir liggéey bi dinañu ko jaral quoi parce que objectif dafa yaatu lool. loolu daal moo nekk objectif boo xam ne moo ma déterminé si biir liggéey bi. ba tax ma nekk fii daal ba léegi. Lansana Diédhiou assistant gérant yàlla na ko yàlla defal. amiin n'est-ce pas oui Issa Fane yow gérant secondaire yaa ngi xuus c'est vrai yaa ngi ci waar yi lan nga ciy séntu. bon Didier Mbaye man lu ma ci séntu mooy d'abord ëllëg ma mën a dem ba yore suma yëfi bopp. dem ba nekk suma chef d'entreprise. mais comme ni ko suma gérant principal waxee léegi. loolu yëpp dafa laaj formation. moo tax suma objectif d'abord mooy naka lay def ba suma bureau bu ma nekk ñu fa nekk te ñu nekk ay éléments ma formel bu ëllëgee tamit ñu mën a nekk ay assistant dem ba nekk ay gérant. pour ëllëg tamit moo mën a nekk gérant principal. loolu nag dafa bokk ci suma premier objectif d'abord parce que ñooñu mënuma dem sans ñooñu ñoom tamit mënuñoo dem sans man kon donc il faut ma def ci ñoom dara bu ëllëgee tamit ma mën a demal suma bopp. kon loolu mooy suma premier objectif mooy naka lay def ba éléments yi nekk suma bureau ma développé leen ñoom tamit ñu mën a demal seen bopp. voilà monsieur Ndiaye le mot de la fin peut-être waaw lan ngay tàggoo auditeurs yi ci 6e numéro bi. donc li ma leen di tàggoo vraiment ci kontaan rek la di leen woo surtout aussi jeunes Thiès yi ñu ñëw jege aussi BGV TAB bu nekk au niveau de Thiès te bàyyi taxawaalu ji ak xalaat beneen boo xamante ne dama ko bëggoon a andi. mooy ñu bëri ndeysaan duñu yaakaar ne mënuñu tekki fii dëkk bi il faut ñu génn rek pour mën a tekki et ñaata gérants principaux tey ji ñoom ñoo nekk au niveau du Sénégal. am fi loo xamante ne sax donc faalewuñu benn ministre wala keneen te en tout cas fii lañ ko amee ci liggéey bi dañ ko liggéey rek yàlla jàppale leen ci ñu mën a arrivé. kon bu ñu defee loolu aussi mën nañu am lépp lu ñu soxla fii ci dëkk bi. di ñaaxaale aussi vraiment ñi nga xamante ne ñoom la ñu bokkal liggéey bi muy distributeurs yi muy leaders yi ak top leaders yi
di leen wax ne aussi ku nekk aussi ak temps bu ñu yàkkamti. nañu am toujours ce qu'on appelle la patience et toujours garder ce qu'on appelle la positivité. gëm aussi ne ñoom war nañu mën a def jàlloore fii au niveau du Sénégal. kon dëkk bi daal ñun ñoo ko moom war nañ ci liggéey li nga xamante ne donc dina mën a dem ci kanam ku nekk dëkk ci war a liggéey donc loolu rek laa bëggoon a andi di wax ne comme ni ko Fane waxee. ñu ngi koy ñaanal loolu parce que tey jii ñun ñoo ko formé ñu ngi koy won ne ñu ngi ci ginnaawam war nañ ko mën a jàppale ba mu yegg fu mu soxla. c'est la même chose que monsieur Diédhiou donc objectif yi nga xam moom nga am noonu. mu jàppale nekk si ginnaaw kooku mooy suñu objectif aussi ñu ñëpp ndax lan parce que moo tax tey ji nga nekk un gérant te mission boobu il faut nga yëgali ko donc il faut nga continuer ci loolu di la wax ne donc ñu ngi sa ginnaaw dina la gën a jàppale ci côté boobu ci kattanu yàlla. voilà jërëjëf monsieur Ndiaye ñi ngi gërëm bu baax Issa Fane gérant secondaire ak Lassana Diédhiou assistant gérant di gërëm tam sama réalisateur aujourd'hui le directeur général de l'entreprise Tété Amadou Ba derrière moi derrière la baie vitrée ak Aziz Wane chargé de communication mbokk yi jàmm ak jàmm pour le 7e numéro samedi prochain ñu ngi leen di gërëm baax di leen sant. Merci. ñëw leen tabax seen ëllëg ak BGV TAB bureau à grande vitesse travail application business BGV TAB mooy kër gi tàggat di joxe wàllu liggéey ak a suqali micro entreprise yi ñiy jéemal seen bopp te doole bareegul yéen ndawi Thiès BGV TAB ubbil na leen ay buntam ngir tàggat leen ci wàllu marketing ak communication jënd ak jaay ak jokko muy tàggat bu ngeen dul fay dara lépp tegu ci fulla fayda bëgg li ngay def ngor ak jub lal ko ak BGV TAB jàpp leen ni man ngeen a doon ëllëg gérant moom seen yëf ndax dinañ leen teg ci yoon wu leer te wóor ngeen di am fukk ba fukki junni ak juróom weer wu ne képp ku mu soxal wooteel gaaw ci 77 747 82 85 wala ci 70 801 90 68 BGV TAB di leen xamal ba tey ni am na ay produits 100% bio muy pommade cheveux Aïcha ak le roi de la force muy ay produits naturels baax ci ñëpp woote leen gaaw ci 77 747 82 85 wala ci 70 801 90 68 man cee jot ndax stock yi dañ ko limité BGV TAB moo leen doon may seen émission keppaar gi ak Didier Mbaye